Seydina Jibril naaw dem xadratu hay mu indi werd bi jox ko yàlla mu jox ko Seydina Muhammad rasulullahi mooy premier taalibe xaadir moo njëkk a werd bi mu jox ko Seydina Ali Abi Talib bi jur Seydina Ali ak Abdullahi bi jur Seydina Muhammad ñoo bokk ndey ak baay mu jox ko Asad mu jox ko Hasan al-Bashri mu jox ko Maodo Tarqi mu jox ko Jiridul Baxdaad 870 la Baxdaad dajaloo ci wàllu maqaamam ak kéemtaanam fal ko imaamu Baxdaad 910 mu làqu 40 ans doon na ko imaamu Baxdaad bu ko jëlee ko ni Cheikh Abdou Khadre Jeylaani mbagg yaa ngi ko tekki seytaan waaw Baxdaad ni ko bu fekkente ni da ngaa dof wala da ngaa màndi ba boo rukkoo ni Cheikh Abdou Khadre Jeylaani mbagg yaa ngi ko tekki seytaan mu ne leen ku bañ mu teg la tànk bul judd Cheikh Abdou Khadre Jeylaani fa tariqa bi jox ko Sibdi mu jox ko Ahmed Naam Sambaki mu jox ko Cheikh Abdoul Wafa mu jox ko Cheikhuna Cheikh Abdou Khadre Jeylaani sultaani lawliya càlla la googu moom mooy law ba ci Cheikh Ahmed Fadel bun Maamin Cheikh Saad Bou yàlla fa turam wékk ko ci asamaan si Saadu abi kii texeel bàyyam ak julit góor yàlla di ko dugg xaloo pour bëgg a jur Cheikh na Cheikh Saad Bou Cheikh Ahmed Fadel bun Maamin jënd téere yi bàyyi lekk bàyyi naan fab kaalaam takk ci ndigam pour bëgg a jur Cheikh na Cheikh Saad Bou Mariama ibn Abdi bi nga xamante ne mooy yaay Cheikh na Cheikh Saad Bou ma nga ca xayma ibn Abdi ya yàlla xamal na ko ni yaay doon yaay Cheikh na Cheikh Saad Bou waane xamaguñu kuy bàyyam waane ma ngay ñaanal Cheikh Ahmed Fadel pour ñoom ñaar yàlla boole leen ñu jur Cheikh na Cheikh Saad Bou Mariama teel na xam ni mooy doon yaay Cheikh na Cheikh Saad Bou ibn Abdi moo ko jur waane ma nga ca xayma ya xam nañ Cheikh Ahmed Fadel mi ngi sukk ci xeer yi ndax ki ñu wékk ci asamaan si mooy texeel jaam ñi te bëgg na doon baayam Mariama ñaanal ko ñoom ñaar yàlla boole leen ñu jur Cheikh na Cheikh Saad Bou moom Rasulullah ni ko il n'est pas question yàlla dénk na la Saadul Xalqi Cheikh na Cheikh Saad Bou judd en 1848 Cheikh na Cheikh Saad Bou am na 69 ans Cheikh na Cheikh Saad Bou suwaadu la seexeel xunnu na moom moo réew li Cheikh na Cheikh Saad Bou parce que Mariama ibn Abdi 1848 bi nga xamante ne toll na ci mat mu seexoo suwaadu ak Cheikh na Cheikh Saad Bou mu ëmb seex yi nag wante comme que dafa toll ci am doom mat wi daal di koy dikkal xunnu na daal di dugg ak moom ci xayma bi xunnu na duggee ak ca Mariama ibn Abdi ci xayma bi wante soxna suwaadu moo juddu wante yàlla waxoon na Cheikh na Cheikh Saad Bou Cheikh Ahmed Fadel ni ko sa doom Cheikh na Cheikh Saad Bou kii texeel bàyyam ak julliti tey la judd wante day seexoo ak suwaadu wante suwaadu moom moo njëkk a judd Cheikh na Cheikh Saad Bou mu impressionné waa Gànnaar ñu daw wax Cheikh Ahmed Fadel ci xayma bi ni ko ana ki la yàlla waxoon ni mooy texeel jaam ñi mu ne ko gisuñu ko de suwaadu la ñu gis mu ni leen Cheikh na Cheikh Saad Bou mi ngi ci ànd bi ñu ni ko jigéen la ñu gis mu ni leen dem leen ngeen vérifier ànd ba ñu ni ko liñ ci fekk amul tànk du loxo du lenn loolu war a xamante ni kii jëmm doomu aadama la mu ni leen sama doom kéemtaan la dem leen ngeen indil ma loolu kooku moom mooy Cheikh na Cheikh Saad Bou ñu indil ko baayam ci xayma bi mu toog ba càgg naka mu jubóog sunu borom daal di wax kàddoonteeg sunu borom Cheikh na Cheikh Saad Bou daal di juddu karey bopp yi bu nekk di sikkar turu yàlla bu bokkul ak borom tànku ndijoor bi ñu bind ci laa ilaha illallah càmmoñ bi Seyduna Muhammad Rasulullah li ma leen wax kenn du ko dindi ku ñuul ak ku weex kenn ñemewul Sénégal may am loo ngay am loo ci wax ku ñeme da ngay wax non tànku ndijoor bi boo weesoo om bi tuuti laa ilaha illallah lañ ci bind càmmoñ bi Seyduna Muhammad Rasulullah war na ko Cheikh Modou Djimil une semaine après alxamis la juddu alxamis dikk Mariama ibn Abdi seen yaay dee ñu doon jirim nag doon lii di tooy xapp ci zahir wante suwaadu moom nangu na namp xunnun na li tax mu nangoo namp xunnun na Cheikh xunnun na dafa noonu suul ànd bi Cheikh na Cheikh Saad Bou nekk parce que bi ñu dikkee vérifier wanu leen benn finde loo xam ne doomu aadama la léegi Cheikh na Cheikh Saad Bou meree na xunnun na suwaadu di namp ñu dikk ci Cheikh Ahmed Fadel ni ko yaa ngi toog alxamis àjjuma samedi dimanche sa doom ci Cheikh na Cheikh Saad Bou nampul day dee de Cheikh Ahmed Fadel ni leen sama doom du dee mooy texeel jaam ñi bu ëllëgee kooku mooy cheikhu yi abi mu ni nanu ma ko yëpp ñu indil ko mu fa baaraamu sangaleñ bi ci moo doon génne soow ci la nampal Cheikh na Cheikh Saad Bou ba mu fer tey ku mu ci doon yaa ngi wër pharmacie ku ngeen a waxal non
billahi wallahi wa taala yi Cheikh Fadal baaraamu sang la ñu bii moo doon génn soow bi xale yi doole jirim ci la nampal Cheikh na Cheikh Saad 1861 à l'âge de 24 ans mu woo Cheikh na Cheikh Saad dàq ko rapatrié ko ni ko maa yoo xajatuñ ci suufu Awdu ak Daaru Salaam yëkkati benn gileem jox ko mu abonné ko Cheikh al Muhamdi Nafisatu Mohamed Ould Is ak Ahmad Baba Ould Jimra gi mu am fukki at ak ñeent mu rapatrié ko dàq ko jox ko gileem goo xam dañ koo tap gileem ga Suzanne la tudd ku ngemee da ngay wax non gileem ga Suzanne la tudd mu dàq ko mu dugg bët gànnaar mu ne ko damaa bëgg nga dem soowu jant nga wax toxal bokkaale ak yéeféer yow Cheikh na Cheikh Saad xam nga yéen a ngi seen naar yi ñuy coow ñu naan naar yi gëmul Cheikh Saad Bou naar yi mënuñoo gëm Cheikh Saad Bou ndax zumaan yi ak dablex seen yi ak wulaa bañul yi dañ doon noonu Cheikh na Cheikh Saad Bou ñi d'accord Cheikh Saad Bou def leen wëliw ñi bañ mu sabbi leen naar yooyu ngay gis ñuy wër Sénégal fu ne ñu fay jëm fa gëmuñ Cheikh Saad Bou mooy leen zab bi daf leen alak muy zumaan yi ak dablex seen yi ak wulaa bañul yi ñu nangu mu defar leen ñu bañ mu leen di ngeen toppi askan woo xam ne yéen a leen gën day gën leen bàyyi 1800 non lu leer laa la man kenn ñëwee wax nga am loo ci teg 1872 mu rapatrié ko dàq ko Cheikh Saad Bou dugg si Ndar de Kër Thiané ma Dieye mooy première rencontre Cheikh Saad Bou bu mu dikkee Sénégal am à l'âge de 24 ans ci la dekkal Cheikh Ahmed Cissé wax ak moom ci bàmmeel bi maa ngi ciy ñëw ñaar fukki at ak ñeent mu dikki Guet Ndar Kër Thiané ma Dieye mu dikki ñu annoncé ko ni ko yaa ngi toog wante sa taalibe ba ñu wax Cheikh Ahmed Cissé de rey nan ko Cheikh Saad Bou ñëw ñu koy présenté Cheikh Ndo Cheikh Ahmed Dieng Cheikh Moustapha Gueye ak Cheikh Amadou Dieng Cheikh Saad Bou leen bu leen ma présenté Cheikh Ahmed Dieng il n'en est pas question ndax bi may ñëw damaa jaar aras te suufu aras laa jaar fekk naa ko fu muy jàngal ay donga alxuraan ñu ne ko yaa ngi toog waaye Cheikh Ahmed Cissé dee na dañu koo rey gouverneur boobu ba léegi mi ngi def ay enquête mënta xam ku rey Cheikh Ahmed Cissé Cheikh Saad Bou leen il n'en est pas question bu leen sonn bu subaa dinaa dem gox mbaaj dinaa la Cheikh Ahmed Cissé kan moo la rey ñu da wax gouverneur ni ko enquête bi nga doon def xut bu jamono ñëw na fi Cheikh na Cheikh Saad Bou nee na bu subaa dina dem wax ak cadavre bi ci bàmmeelam dina ko kan moo rey Cheikh Ahmed Cissé tubaab bi ni waaw mais kooku moom mooy kan xanaa moom yàlla la wala jinne la wala lu mu doon ñu ne ko boo ci bëggee xam dara bu subaa topp ko xut bu jamono wàcc si na Ndar Cheikh na Cheikh Saad Bou ñu koy Cheikh Saad Bou ànd ak taalibe yi ñu da wax ko gouverneur ni ko Cheikh Saad Bou ma ngay embarqué nee na ma ngay waxe ak Cheikh Ahmed Cissé boobu ñu ren nga ci def enquête mu wàcc pont gox mbaaj bi yor kaan bi wàcc leer gi dar ko mu wàcc wuti armée ba moom Cheikh na Cheikh Saad Bou mu dikk ni ko Cheikh Ahmed Cissé mu ni ko labbayka yaa xawsal azam mu ni jóg toog ci biir bàmmeel mu ni ko jógal toog mu ni ko Cheikh Ahmed Cissé mu ni ko ndax dangaa amoon aajo ci kaw suuf mu ni ko ba ma dee laa jànkoonte xewul yi ma doon ñaanal yow Cheikh na Cheikh Saad Bou maa ngi sama jàmm toog man Cheikh na Cheikh Saad Bou mu ni ko gouverneur mooy laaj kan moo la rey wax ko en français mu annoncé ko en français mu ni ko en wolof en pulaar en anglais wax ko tout lépp mu rapport ko gouverneur daw ci bureau bi ne Cheikh Saad Bou là est d'accord avec le bon Dieu maître incontestable Cheikh na Cheikh Saad Bou mu ni kii moo jubóo yàlla moom Cheikh na Cheikh Saad Bou nee na maître incontestable le gouverneur moom moo ko wax daal di bind tamponné signé moo tax Seck Mandiaké Ndoumbé Mbéri Gaynde Ngourane à l'âge de 24 ans ñaar fukki at ak ñeent la ko Cheikh na Cheikh Saad Bou def waliyu mu fekk ko ci teen bi daal di koy feeñu Cheikh de calaw yuuxu ni wuy génn leen ma mu wuj Cheikh na Cheikh Saad Bou dee calaw ñu génne ko mu julli ñaari rakka daal di départ wuti Cheikh na Cheikh Saad Bou ñu ne waaw dee calaw de dof na kii war a fallu bu mi nguraan dem toppi naar bi mu dikkee mu fekk Cheikh na Cheikh Saad Bou mu toog ak taalibe moom Seck Mandiaké Ndoumbé Mbéri Cheikh Saad Bou xool Cheikh de calaw rek branché ko sa sëriñ sëñ Modou Cheikh Saad Bou daal di tëdd Cheikh de calaw tëdd Cheikh Saad Bou di ko branché ba un jour mu yeewu rek mu ni ko ñëwal mu ñëw mu kaala ko ne ko demal njaago boo demee taalib bu Boubacar suul nan ko fa ak sama ñeent ci ay taalibe ba ñu dee yàgg na lool wante sama taalibe suuf du ko lekk tab dem sawara ñu ngi may annoncé ne nga yóbbu leen zira taalib bu Boubacar moom la sa sëriñ Cheikh de calaw njëkk a suli njaago
boo ne ko ñeenti téeli bi taaliba yóbbu leen siira mu dikk mu ne ko yaa ngi nii toog waaye doyul demal goxu mbaaj Mohamed Lamine Ould Is Amba Baba Ould Zimraagi ak Cheikh Talibou yo doomu Cheikh Ahmed Fadel xam nga kañ la leen sulli 1912 la fa Cheikh de Thialaw agsi ñu def fa lu toll ci fanweer ci ay at ci ay ñen xam nga taalibe xaadir suuf du ko lekk te dem sawara ku ngebe waxal non lu concret wax lu sûr en 1912 la Cheikh de Thialaw Gaynde Ngourane def loolu xam nga ku ma àndal la bokku jondaw Momadou Sarr Cheikh Makhtar Diop Géoul ak Cheikh Massamba Samb xam nga Cheikh Massamba Samb ñaata at la am 138 ans Cheikh de Thialaw moo ko ñaanal ni ko da ngay gudd fan mu am téeméeri at ak fanweeri at ak juróom-ñetti at mu ne ko lépp lu ñu ànd def yow yaa Massamba Samb yaa koy annoncé bu ëllëgee sans Baye Modou Mbaye moo ko sant bi ñu dikkee la sa sëriñ Cheikh de Thialaw Gaynde Ngourane njëkk a wax ak malaaka yi keroog la taxaw gox mbaaj ci armeel yàlla xamal ko ni ko néew yi danoo dem barsaq mu ni leen ku amul njàpp na nga tiim billahi wallahi c'était en 1912 après tisbaar Cheikh de Thialaw taxaw wax ak malaaka yi ñu toog ba càgg mu ni leen Cheikh Talibou yo doomu Cheikh Ahmed Fadel agsi na ñu daal di koy sulli perkaal bi daal di tooy xet mu taxaw ba càgg mu ni leen Mohamed Lamine Ould Is dikk na Mohamed Lamine Ould Is bi muy faatu mi ngi bàyyi jabaram bu ëmb doomu juróom-ñaari weer mu ni leen sulli leen ñu sulli leen mais Cheikh Talibou yo benn gàkk rek la am boo dee da ngay lay taay sa loxo ndijoor waaye ci mbaggu càmmoñ bi benn pont moo màkke gàkk ci perkaal bi lii rek moom mooy taasam sama samba nee na bi ñu leen sullee nee na xeetu parfum gi doon gilli goxu mbaaj nee na loolu àjjana rek la am ñu sulli leen yóbbu leen ziira mu ne ko yaa ngi toog waane naari dan maa soxla ca Maroc waane yow yaay sama ambassadeur demal Maroc boo demee nga wuji naari keroog Cheikh ko de jaw la àndal bii ñu suul ci jokkuli njëwri bi mu dikkee tubaab bi naan ko yow la arab yi mu naan leen man la Cheikh de Thialaw ñu ne ko yow xam nga luy Cheikh mu ne leen man maa xam luy Cheikh ñu ne ko xam nga Cheikh naaw ñu ne ko fii ku fi wuyoo Cheikh te matoo Cheikh rey la dagan na mu ne arab yi rey dagan ci lan ñu ne ko Cheikh daa war a mën a dekkal lu dee mu ne leen lu ngeen fi rey ma dekkal ko ci barke Cheikh na Cheikh Saad te lu ngeen ma laaj ma wax leen ko ci barke Cheikh na Cheikh Saad arab yi ne ko lii ngay wax coow li jaru ko mu ne ko dañuy dem bureau ba bu subaa buñ demee bureau ba dina leer mu ne leen ba suba ngeen xam ni sama sëriñ a fi raw ndeysaan bi ñu dikkee ñu dajaloo ak arab yi ñu génn li ki den nii sa sëriñ Cheikh de Thialaw suñu sëriñu bàyyi sa Adama Sow impressionné leen jaaxal leen ñu ni kii daal mi ngi ñuy bëgg a jaaxal ñu toog ba càgg arab yi ni ko waaye yow tàmm nga bu ñuy wax ak yow rek ngay xool ci asamaan si kuy wax ak yow xanaa da nga koy jox te jàkkaarloo ak moom Cheikh Saad bu ni ko question yi la doon posé ci asamaan si laa ko bindoon waaye comme que ñu ngi jàkkaarloo ak yow bind naa ko seen mbaaru jë ba càgg Cheikh Saad bu ni ko est to est le nord et le sud bind naa ko partout ak jaww ji loolu la posé question nga tontu léegi sama barke man Cheikh na Cheikh Saad mu pare impressionné leen tubaab yi ñu ko doyul yaa ni woon lu ñu fi rey nga dekkal ko ci barke Cheikh na Cheikh Saad mu leen lu ngeen rey ma dekkal ko ci barke sama sëriñ Cheikh na Cheikh Saad arab yi daal di daw jadduut dafa impressionné moom topp na Cheikh de Thialaw Gaynde Ngourane xam nga ni arab bu jébbaloo ci nit ku ñu jommi la de jadduut dafa toog ba càgg Cheikh de Thialaw impressionné ko mu ni ko antal xutbu antal xawsu Cheikh de Thialaw Gaynde Ngourane ñu toog ba ci yàgg ñu ni ko yaa ni loo fi rey ñu dekkal ko mun leen rey arab yi daal di daw daal di dugg waxtaan ñu toog ba ci yàgg ñu ni kii daal kawri la bu ñu reyee doomu aadama day ñàkk bakkan te ruu rek la te mën na rey weñ bu ñu reyee weñ ñu tegal kooku ci taaba ji bu ñu ko tegalee bu ko dekkalee ñu xam mën naa dekkal nit ndax yàlla moo defar doomu aadama te moo defar weñ arab yi daal di daw ree ñëw ñu dikk daal di rey weñ Cheikh de Thialaw ni leen lii doyul ñu ne ko ndax lan mun leen lan leen tissu bu weex ñu leen tapi bu weex mun leen dem leen na kaas bu weex tàll ñu lu ko kaas bu weex tàll ñu rey weñ ñu mun leen doy riij leen ko ñu riij ko ba mokk rumbux sëriñu Cheikh Adama Sow daal di fab kaas bi këpp ci kaw kii bi ñu ne ko wax mu ni fan a daytu isma cheikh damaa woo sama turu sëriñ Cheikh na Cheikh Saad ñu weñ ñu jógal ci barke Cheikh na Cheikh Saad mu nekk ci biir kaas naa ñu jóg mu xippi kaas bi mu dal ko ci nekk sa mbaaru jë tàggu leen naar yi impressionné topp Cheikh de Thialaw Gaynde Ngourane ñu ni bàyyeeguñu ko ndax dañuy rey Cheikh de Thialaw Gaynde Ngourane ñu ni nu koy reyee ñu ni monte kër gee nga xamante ni benn rawaan moo fa nekk te rawaan ba góor yàlla bu ñu fa mën a teg bu ñu xëyee rey la fii laa lay joxe Cheikh Lamine maa ngi ñëw
ñu ne ab rawaan moo fa nekk wuli bu leen jaaxal dañu koy boole ak yow wuli yëpp moom moo leen rey ñu daal di leen di suul armée yooyu ci Fass Ndoukoumar sa sëriñ Cheikh Sadde Calaw Gaynde Nguraan arab yaa ngi koy préparé ndeysaan mu daal di dikk ci kër gi nag boobu guddi jotagul am benn arab bu ko rom ndeysaan naan kawri bii de xam naa ni bu subaa ndeysaan ci lañ koy denc xanaa xamoo ni fii ku ñu fa mas a fanaan la rawaan bi rey la xam nga rawaan bi nu mu day na ni ñay ba pare ëpp doole ñay wuli bu ñu fa mas a fanaanal moo lay rey ndeysaan moo doon wax sànq defe naa ni ku ci doon wax naan mbaa tonton tuuti jëlegul mbaa nelawul ndeysaan lii di sax dan maa fan waaw lii di dan maa fan wallahi yaa ngi dégg bu baax ñu ne kawri bi xanaa xamul fii wali bi fi ma sa fanaan naa mu ni ko bu ñu xëyee mu dee naari préparé seen pergal ak seen libé ak seen cuuraay ni bu subaa bu Sadde Calaw dee bu ko rawaan bi reyee rek bu boobaa ñu mën koo enterré fii Cheikh Saad Bou nee na Moulay Idriss fekk na fa Sadde Calaw sa sëriñ ni ko bu ragal sa Cheikh Saad Bou nga àndal Cheikh Tidiane Chérif mi ngi foofu ñu suul fekk na ko fa ni ko sa sëriñ Cheikh Saad Bou ki nga àndal ku ànd ak moom doo ragal Moulay Idriss fekk fa Sadde Calaw ni ko yaa ngi toog wante Cheikh Saad Bou ku ànd ak moom bul ragal mu ni ko mu ni ko buggu dee rawaan bi dina ñëw wante yaa koy rey ci barke Cheikh Saad Bou ndeysaan mu nekk fa ak Cheikh Codé Gaw rek rawaan bi keroog bi mu agsee sa sëriñ keroog gars yi fekk naari préparé seen percal bi mu agsee kan bi la ko sa sëriñ dóor Cheikh de Calaw bi mu yuuxoo keroog ku ëmboon Fass Ndoukoumar dangaa avorté keroog ku mu fekkoon nga yow dangaa tëx ba jusqu'à présent Cheikh de Calaw dagg genn bi tegal leen arab yi départ ak seen cuuraay ak seen libé di ko fex Cheikh de Calaw Gaynde Nguraan fab gennu rawaan bi tegal leen wasalaam Cheikh Lamine macha allah kontaan nañu si soxna Cheikh Fall jërëjëf yàlla xam-xam bisimilah Cheikh Lamine xaaral ñëpp